mbokk yi ci ànd bi ak RFM ñu ngi leen di ziar di ñaanal ñëpp jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp ñu wéeg yéen ci programme bi kaddu askan wi tey di waxtaanee li nga xamante ne mooy téye gunu téye samedi léegi fukk ak juróom ñu bokk ci mbootaay gi di ñoo lànk ginnaaw jamono ñu leen fekk ñuy séddale ay bataaxal yu ñu doon ñaaxee askan wi ñu fàttali ni ñoom waa ñoo lànk ñooy ñi sumb xeex bi ngir lànkal nguur gi yokkuteeg njëgum courant gi ban gis-gis ngeen am lan mooy seen xalaat ci boobu jàpp ñu leen jàpp samedi léegi. yooyu 15 membres yu ñoo lànk mooy waxtaan week RFM. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu. Assane maa ngi lay fay. waa El Hadj bisimilah. maa ngi lay siyaare di rafetlu sa liggéey Assane di la ñaanal. jërëjëf ñu bokk lépp. di la jox sa wàccuwaay. merci beaucoup di nuyu suma xarit bi Ablaye Diop. Assane. xam nga Sénégal. dafa nekk réew bu ndaw nekk ñu koy ay indi réew bi nga xam ne diñ ci war a wane am te chaque fois ñu organiser ay des manifestes yi Assane même Europe dañuy manifester Assane gis nga ay ñi nga xam ne ay France ay nit di def lan la ma koy ay ñii di def ay bosque dóor ay forces de l'ordre yow seetaan nga ko. mais alaaji ñuy manifesté wuñu woon de samedi dañ doon séddale ay flyers. kon ñoom. ci yoon manifestation la ñu nekk. ci yoon boobu la ñu nekk di Assane di Assane ñoom dañuy war a dem bay nit yi ñoom ñuy liggéey Assane xam nga nit yi jëm fii di manifester gars yi di ay bitik war a jaay seen jaay di yàq seen jaay Assane de loolu gënul nañu may nit yi ñuy liggéey te réew mi ñi ko yor nguur gi daf nang ñu ngi liggéey si def ay li nga xam ne liggéey bu bari si ay jéego yu bari Assane ak ay porté ay grand porté di ñëw Sénégal nañu may nit yi jàmm Assane. ci gàttal foog nga ne réewu démocratie bi ñu ne war nañ fi téye kuy séddale flyers ci gàttal tontu boobu laa bëgg nga tontu ma ci. Assane. xam nga réewu Sénégal réewu démocratie la. te am na ñu nga xam ne dañuy jàng am xam-xam ku mel na yow te Assane xam nga ne li ñuy def Assane def Assane. xam nga ne Assane chaque jour manifeste Assane te loolu gënul Assane. merci El Hadj rafet na si liggéey. jërëjëf. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. El Hadj Xaas Mbaye la Mbacke Bool. jërëjëf Mbaye. ñoo ngi lay jaare indil waa nuyoo waa Mbacke Bool yëpp. jërëjëf. di siyaare suñu Cheikh Fall Mba suñu gara suñu Modou Rakhé El Hadj Assane. laaj bi nga laaj de man ma am naa ci tontu bu leer nañ ndax maanaam rond point du caagi ni ki ne nit war na faa taxaw di séddale dara. code de la route moo ko njëkk a aaye waxantuma nag citoyen yi nga xam ne dañoo war a dem seen dem parce que soo taxawee di séddale rek créé nga embouteillage foofu. loolu moom c'est pas normal code de la route ko njëkk a aaye beneen bi ci des. flyers yooyu ñuy séddale tey mën nañ koo jox ñoo xam ne soxluñ ko dañ koy sànniwaat tëli bi loolu dañuy taxawal gox ba nekk. maire ba donc su leen porté plainte mën na leen cee daaneel man ñoo dugg ci kër yi def lu leen neex mais rond point moom oto sax du caagi ni que boo ko yoree du fa la neex nga taxaw oto rek doo du waxatuma nag doomu aadama rond point rek pour nit nga taxaw di séddale ay këyit c'est normal xam nga dëkk bi bu dee démocratie am na it nañ koy teg ci yoon liberté kenn ku ne am nga ko waaye nag ni nga amee liberté ki jël taal oto mu war a dem am rompal ka xat na xataay goo xam ne dara war a lu xam ne ñoom am nañ tur am nañ bayre bu ne taal nit ñi dañoo dagg ñëpp topp leen oto mënta dem oto mënta dikk loolu est-ce que yoon la ci dëkk bi loolu dëgg la wala dëgg. jërëjëf Mbaye 88 628 14 14 ñuy waxtaanee téye gi nu téye fukk ak juróomi membre yu ñoo lànk samedi léegi ban gis-gis ngeen ci am ci téye googu. salaamaaleykum. waaw léegi si salaam El Hadj Assane. waaw. man la Marlou maa ngi lay woowee Gogo ak ci si Kaffrine. jërëjëf bisimilah. di kontaan ci seen rajo bi bu baax a baax ak rajo yi jokkoo ak ñoom fii. alhamdulilah waaw El Hadj Assane. réew mi de man de d'accord ma nit di def lu ko neex. mais yaakaar naa ne yokkum courant bi man de sama dëkk amut courant mais xam naa ne métti na parce que ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk yi am courant am na dëkk bu ma jege mot 2 kilomètres
ñu ngi yoree courant te samay mbokkam fa xam naa li nekk ci jafe-jafe courant bi yaakaar naa ne nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci affaire courant bi pour ñu wàññi ko waroon nañ ci boole ba ceeb bi ak diw gi ak meew mi parce que lépp dafa yokku te gis nga ñooñu loolu ñu doon séddale muy kay yooyu yaakaar naa ne am nañ droit pour def manifester kon waroon nañ leen a mën a bàyyi ñi def li ñu bëgg a def saa buñ bëggee moom marché tamit ñi ñu def ko yaakaar naa ne alaaji Asan nit ñi bu leen bàyyee ñuy wax seen xalaat moo gën ñi denc seen xalaat ba xëy di sëpp ki génne xalaatam de ñaari su ko génnee rek meram bi dafay giif moo gën mu jóg di def loo xamante ni du noonu réew mi nag dañ ko war a waxtaane mais su fekkee ne waxtaan du am ay di jafe-jafe mooy ñu ñëw ci réew mi te di jafe-jafe kenn bëgg ko nañ def waxtaan ñooñu noonu ñu bàyyi leen ñi dem doxi seen soxla parce que man de gisuma loo xamante ni def nañ ko lu ñaaw lu jar ñi leen di téye di leen sotoon daal man gisuma ko réew mi daal nañ ci def waxtaan ñi xam ne nañ wàññi courant bi métti na jafe-jafe yi ci port bi Alaaji Asan douane bi métti na président Sall na yombal lépp te xam ne Sénégalais yi ñoo ko jàppale woon ba fal ko mu nekk njiitu réew na dimbale ñëpp ñun baykat yi nag ñoo gën a sonn parce que ñun ñi ngi bëgg courant mënuñu ko am surtout version Kaffrine ak ay yoon. très bien jërëjëf 88 628 14 14 ñuy waxtaane rek jàpp gi nu jàpp fukk ak juróomi membre yu ñoo lànk samedi ak léegi ci jamonoy distribution yi flyers ngir sensibiliser askan wi ban gis ngeen jàmm. asalaamaaleykum. waaleykum salaam Alaaji Asan na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. ñoo ngi leen di ziar bu baax. jërëjëf di rafetlu émission bi. Alaaji Asan su ma ñëwee si vif di sujet bi. waaw fukki ndaw yeeg juróom yi ñu jàpp. man manifestation Sénégal moo ko maye dafa voté constitution ñu maye ko. mais bañ koy maye selon des lois et des règles. yu wér péng lañ ko maye. jëluñ jëñ rek ne ku mu neex fu la neex nga daggee wàcc ci mbedd mi. loolu la naqari nga wàcc. dafa am ay règles yuñ ko teg. Sénégal nag buy la plupart société civile yi bu ñuy judd di dee parce que xam nga lan moo koy war a Alaaji Asan seen manifestation yi li koy anglais mooy politique xam nga lu tax ma lay wax loolu li fi laal yokk te laal askan wi bari na am na benn société télécommunication bu jël loo xam ne ab client da ko amoon lépp mu nangu ko mu nekkoon intérêt client bi mu nangu ko mais où étaient ces manifestants là te pourtant société boobu li mu touché moo ëpp fuuf ka tey ñi nga xam ne ñoo touché si li ñu yokk wàllu courant xam nga bëgg nga xam li may expliquer nii comprendre nga ko wala déet tey société Orange jékki na ay bonus ak ay yu ñu mayoon clients yi te clients yooyu ñoo ëpp woon fuuf nombre bi que par rapport tey ñi nga xam ne yokk nañ courant mu touché leen te courant boo xoolee dëkk yi tey yi jeunes yi di bàkkoo tey ma jël principal Rwanda combien de pourcentage la yokk en électricité Alaaji Asan dama bëgg bu yi amee nañuy bàyyi parloo tey waxante dëgg man fi ma leen njëkk kii mooy biñ demee seeti Ablaye Wade en général ñoom li ñuy war a njëkkee moom la ñuy mujjee tey seen association pourquoi mënuñu taxaw seeti assemblée nationale parce que on est dans une république bu organisée am na pouvoir judiciaire pouvoir exécutif pouvoir législatif nañ dem def seeni démarche ba pare te Sénégal ñëpp yokkute courant bi bu dee wàllu yëgle ko rek ñëpp xam nañ ko mais comprendre seetal Alaaji Asan li xew géej waaye ay jeunes yu àndandoo taxaw toppandoo te banderole topp tali bi fi oto yi war a jaar nga da ngay distribuer des flyers waaw le préfet là bi nga xam ne moom lañ dénk tey wàllu jaar ak yoon yooyu nit ki war a jàll te du am benn teq kooku lan la ko loi bi wax lan moo ko war voilà gis nga Sénégal fi may daani Alaaji Asan mooy manifestation waaw dafa métti ay jeunes yoo xam ne dañuy xëy buñ toogee duñ def dara dem Nord Foire seen siège ba toog fa xool ban plan la ñuy teg pour kii loolu il faut ñun jeunes yi ñu révolutionner xool li lan lañ bëggal suñu réew nga baal ma ko bu baax Alaaji Asan jërëjëf asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu sëñ bi Lay Maxtaar waaw bisimilah Alaaji Asan gazu ñu ngi lay ziar bu baax maa ngi lay ziar bu baax di la baal wax technicien bi nee na nga wàññi bu dee da nga yor rajo wala dara gasu daa foog ni ci ay jàngi laayeen la nekk waaw xam nga rek Alaaji Asan moom gasu mooy waaw bu nekk gasu rek waaw ñu ngi xalaat waaw sant yàlla njabootug maam li maamul Mahdi yu ak président Sall moom da ñaar yu rek xam naa moo tax muy woote wala waaw du loolu xam nga rek gasu maa ngi lay déglu boobaak léegi minal iman ku bëgg sa ki ngeen muy ku bëgg sa réew léegi loo xalaat ci sujet tey bi
15 yooyu ñu jàpp ñu doon séddale flyers yow. waaw loolu moo tax may woote loolu moo tax may woote Assane. bu njëkk bi li may jiital mooy. maa ngi ziar bu baax xalif général de Layène El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye yàlla na fi yàgg te gën a wér ak mboolem xalifa Abdou Islam. amiin yaa rabbi. di ñaan yàlla yokk wéram te bàyyi ko fi. amiin di ñaan yàlla dolli jàmm Sénégal Alaaji Assane. laysa shadidun bi sur'ati innama shadidu man yamliku inal adab nee na jàmbaar. nekkul ci boo meree rek nga xët-xëti jàmbaar mooy ki mer dal. xale yi loolu ñu def noonu joxe ay flyers am nañ ci droit. Alsaan mais nag du ay. du ñëw soit mën nañ jël ay flyers. di dox di dem di ko joxe mais pas joxe benn lieu de rencontre. c'est pas normal loolu trouble à l'ordre public la. du yoon. li ñu mën a def am nañ plein droit. jël seeni flyers confectionner des flyers wër ci di ko dem fu leen neex di dox di dem di ko joxe mais kantaan nag ni nan daje place nangam heure nangam. loolu rassemblement la te amuñu ci yoon. loolu laa wax dëkk bi dafa am yoon. Macky Sall nekkul di travailler dans des conditions désastreuses. si yoon la koy jaaral moo tax bu ñu defee yoon président ak ñi mu liggéeyal ak ay lieutenant bàyyi leen ñu liggéey mais di désolé mel ni ñoom dëkk bi. tegu na ko fenn. lépp leen ka teg ci yoon man ànduma kii man dëgg rek laay ànd ak. Macky Sall dëgg laay ànd ak moom de. moom laa faral métti dëgg laay ànd ak moom. jërëjëf ngeen barkal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullah. Kaddu askan wi rajo Futurs Médias ngeen di teewlu mbokk yi ñuy dellu di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di gërëm ñëpp nag ci kóolute gi kóllëre gi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum gars yi dañuy déglu rajo yi asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Assane. sëñ bi. Abdoulaye Ndiaye yëmbal. jërëjëf sëñ Ndiaye bisimilah. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. merci. di rafetlu thème bi quoi. di am gàcce ci jàpp gi ñu jàpp ñooñu. parce que joxe flyers rek jarul jàpp la. même suñu leen jàppee. waroon faa fi naan. quand même. c'est un non événement ça. c'est élémentaire. ah. ok c'est que affaire bi loolu quoi mooy li ñu jàppee Guy Marius Sagna rek. loolu la c'est pas normal. il faut qu'on les libère. c'est la constitution qui donne autorisation qui donne droit aux gens de manifester leur mécontentement. waaw damay yor réew mi li ma neex laay def ku yëngu mu tëj mais ça c'est dictature là. ça c'est dictature c'est pas bon. même la police c'est-à-dire de faire le serviteur. ne devait pas accepter ces bassesses-là. oui il ne devait pas accepter ça. il faut que ñi war a wax dëgg nguur gi wax leen dëgg. léegi ñu wax ne ñu wax ne lii fa mu jëm. sëñ Ndiaye fa mu jëm. waaw fa mu jëm nga ni. lii fa mu jëm baaxul. léegi ñu wax ne. parce que peut-être ku wax ñu tëj. mais musul mënoo musuler ñëpp mënoo musuler tout un peuple. bu yàggee exacerbation lay am. sëñ Ndiaye. loolu baaxul. monsieur Ndiaye. waaw. ñi wax ne d'accord nañ ci liberté mais dañ ko war a organiser xool ni ko loi tëralee et cetera moytu trouble à l'ordre public yow loo leen di wax. loolu du trouble à l'ordre public dañuy wax rek ñooñu dañuy wax rek. ku bëgg a accuser sa chien de rage da nga koy loolu ngay wax pour nga rey. ku bëgg a rey sa xaj da nga koy jiiñ. sa xaj da nga naan dafa am rage. yéen c'est pas un trouble à l'ordre public. Fadel Barro wax na nee na ils étaient pas plus de 3 personnes defuñu attroupement. ñaata yoon ngay gis ay nit ñu ñëw si du point de vue commercial di joxe ay prospectus di dugal si oto nangam ak nangam. mais loolu c'est rien du tout. ok jërëjëf c'est rien du tout. ñu ngi lay gërëm Ndiaye ñu ngi lay gërëm ñu xaar beneen auditeur ba tey ci waxtaan wenn wi rek arrestation 15 membres ñoo lànk lu ngeen ko gisee lu ciy seen xalaat asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Assane Gueye. waaw kooku. suma xarit suma soppe as Thiam Kaolack. jërëjëf waaye sëñ Thiam maa ngi ziar bu baax. sa soppe bi ci Kaolack la. dëgg la Thiam. ngay ziare bu baax a baax di ziare xalifa bi. alhamdulilah di ziare imam Cheikh. macha allah. di ziare ñëpp di la wax ne réew mi jàmm rek a fi am. réew mi jàmm rek a fi am bu soobee yàlla. incha allah. kenn aayewut manifestation waaye dañ ko def ci yar ak teggin. Kaolack gii ñu dëkk. Mohamed Ndiaye raxma taxawaay bi rafet na fi lool. Mohamed Ndiaye bokk na ci ñi nga xam ne ñuy développé Kaolack la. te yar ak teggin dong la wane. ndax nit ci daara la. kon nit moom amee yar rek loo bëgg rek dana yomb. dëgg la ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax. jërëjëf Thiam yow moom maa ngi lay ñaanal yàlla. amiin. yow suma xarit nga suma soppe nga. dëgg la ndeysaan jërëjëf. ñaanal suma xarit ba ca Ndakaaru Mbaye Ndiaye. dëgg la ndeysaan. jërë ngeen jëf. jërëjëf Thiam. ñu ziar waa Kaolack yëpp.
di ziar Ibrahima Diame ci Kaolack 88 628 14 14 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na nga def. ñu ngi sant yàlla bu wér. Assane Gueye laa bëgg a jot. waaw yaa ngi en direct. waaw Assane. maa ngi lay ziar bu wér a wér. man la sëñ Diop. sëñ Diop ñu ngi lay delloo ziar bu baax. nga yitte mbaa yéen a ngi ci jàmm rek. alhamdulilah. waa ju baax ju bëgg réew mi wax dëgg yàlla ñoo ngi lay sant bu baax a baax ci say débat. jërëjëf waay. waaw waaye Assane gis nga réew mi coow li dafa bari rek. mais gis nga xam nga fan lañ ñu bëgg a yóbbu. waaw. affaire utu ak tutsi. moom moo installé wu ci réew mi ba pare. déet waay te na ma yàlla baal lii di dox nii buñ ci teelu te jóg. da nga dégg utu ak tutsi dana am fii ci réew mi. parce que boo dee seet même poste yi am importance yi yëpp. yeneen sant yi nga xamante ni si ay. xam nga li ma la wax sëñ Diop nga baal ma nag waaye loolu xam nga mënuma nangu mu jàll ci rajo bi nga baal ma rek dégg nga maa ngi jégalu bu baax Diop vraiment waaw mënuma bàyyi loolu jàll ci wàllu waxtaanee ay waasoog yooyu réew yi tas yëpp moo ko tas kon ñu koy moytu waxtaanee. di ko moytoo jëfe xëy na ñun côté boobu ñu ngi comprendre ni muy waxee waaye lu ci mën di am daal ñu koy moytu di waxtaanee ak a jëfe. waaleykum salaam. Alaaji Assane. waaw. ñu ngi lay ziar. yàlla na yàlla nangu ziar. Jibril Sène la. waa kay sëñ Sène bisimilah. ñu ngi lay jot lu nuyoo waa Nax Neex. jërëjëf waa Ndengleer waa Mbar Jaag ak Nduuf yëpp. ñu ngi leen di ziar ñëpp. voilà Alaaji Assane. démocratie dafa nekk maanaam loo xamante ni comme garab la rek. dañ koy jëmbat ni ñu koy accompagner mooy di ko suuxat ba pare di ko wattu ba yenn jur yi du mën a àgg ci moom bu le temps muy dëgër su dëgëree nag xañ na dina mën a résister par rapport ak yenn yi démocratie Sénégal foofu la toll. am na ñu fi nekk de Senghor à Abdou Diouf Ablaye Wade. jëmbat ko ba mu egsi fii yàlla dogal tey mu nekk ci loxoy président Macky Sall. li koy mën a aar nag mooy bàyyi nit ñi ñu exprimer wu. waxuñu nag aussi ñu bàyyi nit ñi ñuy wax di n'importe quoi à n'importe quel moment ak fu leen neexe dafa am aussi maanaam am ñàkk ay limites mais quand même man je vois que ne jël ay flyers rek Alaaji Assane di ko jox ay nit pour ñu comprendre benn xeex bu nit ñi di xeex amul problème jërul coow mais nañ bàyyi askan wi rek gisé lire flyers bi taxul nga gëm la ca nekk lire flyers bi taxul nga génn di indi ay problème ci dëkk bi donc le minimum le président bàyyi askan wi ñu exprimer wu mais quand même ci discipline nañ teg lépp rek ci discipline parce que tey boo xoolee lii xew Angleterre président dem bay def discours ay nit di jóg di ko saboter te muy la plus haute institution de la République ñu mu représenté ñu xam nga gënul moom waaye olof di wax ku amul yaay namp maam mënoon na ñàkk ñi ma woo koo jooy Sénégal da ngay obligé dem topp ko bitim réew di ko fa jooy kon nañ xoolaat mbir yi dëgg la Alaaji Assane ci maanaam am xar sax boo ko yeewee bëgg boo di ko jox chaque jour ripaas boo xëyee sax bëgg changer alimentation bi ko jox ngooñ di nga naxanteeg moom da ngay dégg ñu naan diwal ci bakkan yi kariteeg defal nangam ak nangam Sénélec c'est simple ministre de l'énergie ak Sénélec c'est simple yokk mënul ñàkk certes ci réew mais nañu expliquer askan wi li waral yokk gi xañ na bu ñu leen ko expliquer ba ñu xam ko ñàkkul sax askan wi dinañ leen jàppale ci loolu ñoom gënuñoo bëgg nit ñi réew mi di ñaan na xéwal ci réew mi ndax jaay ma delloo ma la sëñ Fallou waxoon jaay ma delloo ma moo gën wàññil ma yàlla na yàlla def xéwal ci réew mi ba lu ñu yokk nit ñi am lu ñu ko jënde merci Sène asalaamaaleykum waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu sëñ bi. waaw sëñ Assane. waaw. Moussa Ndiaye marché Gambie. Moussa Ndiaye. waaw. marché. Gambie Colobane. marché Gambie waaw doo fay rajo bi ah. waaw xaaral ma fay ko waaw. waa kay Ndiaye. acca. sëñ Moussa. ana président Youssou Ndour. président mu ngi lay ziar. waaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. jërëjëf. mais di wax ne que waa ñoo xaw ma ñoo bañ. waaw. ñooñu ay politiciens la yoo xamante ne xamul fu ñuy taxaw dañoo amul métier nee na nan liggéey ñun dañuy liggéey xam nga parce que bu courant bi gënoon na fay métti 2012 da nga naan tey suba ba ngoon doo am courant tey courant bi macha allah xam nga. da nga naan gis koo xam ne day am groupe am di ci def chaque jour 5000 francs loolu mois bi ñaata la. xam nga ñii dañoo amul fenn fu ñu politiciens yoo xamante ne amatuñu benn cheval de bataille lu dul. ah Moussa daa mel ni rocceeku na de. ñu ngi koy jéggalu Moussa Ndiaye dafa dagg ci serveur bi marché Gambie ñu ngi ziar waa marché Gambie yëpp du ñàkk xëy na mu fexe du gàtt
kaddu askan wi Ablaye moytul Aba moom bu ca nga boole teewlu ci mbir yi bàyyil Aba day nelaw yàlla jàmmal ko mu ñëw. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Assane maa ngi ziare. yàlla na yàlla nangu ziar. waaw yaa ngi ci jàmm ñu ngi lay ñaanal jàmm. amiin ñu bokk koy. ak wér bu baax El Hadj Assane man de. xëy na c'est la première fois may woote si rajo dama bëggoon participer. émission bi. waaw. parce que dafa am lu ma jaaxal certes. loo xamante ni tey dañuy manifester lu benn démocrate mën a nangu. mais dama yaakaar ne aussi ñi nga xamante ni ñooy manifester war nañoo jël li ñuy manifester teg ko ci yoon te man. fi ma toll nii damaa xaw a tiit ndax lu tax mooy j'ai l'impression que ñi nga xamante ni ñooy manifester muy ay Y'en a marre wala ñoo lànk man dama yaakaar dafa am ñu nekk seen ginnaaw dafa am ñoom benn programme boo xamante ni moom lañ teg parce que ñoom li ñuy def léegi. dafa mel ni dañ ciy xëy bu ngoonee ñu fay leen. ñoom bu fekkee ne manifester lan la ñuy def lan mooy seen métier ci lan la ñuy yëngatu. lan te ñu ngi influencé xale yi nga xamante ne waroon nañoo dem jàngi waroon nañoo dem defi leneen léegi jàpp nañ ne affaire de société civile affaire créer groupe Y'en a marre bu war a manifester wala daraa ngi ci ginnaaw muy Guy Marius Sagna muy ñoom ñëpp ci lan la ñuy xëy lan moo leen di dundal lu ñuy yóbbu seen kër fan lañ koy jëlee loolu question la boo xamante ne dañ koo war a gëstu ba xam ñii dañuy xeex pour seen réew rek wala dafa am ay influence yu nekk seen ginnaaw yu leen di financer pour ñu déstabiliser réew mi man loolu question la boo xamante ne chaque fois dama koy posé wu dama naan ñii lan la ñuy dundee ak ci lan la ñuy xëy. manifeste bi nga xamante ni moom la ñuy def bu ñu ko defee ba pare ñoom fan la ñuy jëlee li ñuy dundee ak nu ñuy def comme jaral leen ñu leen di tëj chaque jour ñoom jaral na man da ñeeruwuma kenn ñu tëj ko waaye koo xam ne yow chaque jour ci li ngay xëy di ci dem xam nga ni mën na ci tëj. yow yaakaar nga sax ñu tëj la. jàppoo ni nit ñi réew war na ko mën a jaral loolu. mën na la jaral loolu waaye xanaa sa njaboot tamit am na lu mu la jaral da ngay xëy takk soxna ami doom wacc leen fa dem toog ne maa ngi dem manifester bu subaa dinañ ma tëj buñ ma tëjee garaawul débrouiller leen pour lekk débrouiller leen pour naan ñun suñu réew daf ñoo jaral moo tax ñuy xëy di gont di liggéey buñ gisee loo xamante ni jaaduwul ñun ñëpp nangu nañoo génn manifester waaye nañ posé wu question aussi koo xam ne chaque jour buñ la tëjee tey nga def ñeenti fan juróom génn demaat defaat loo xamante ni wóor na ne dañ lay jàpp dañ lay tëjaat nga wàcc doom wàcc jabar wàcc waa kër wàcc ndey wàcc bàyyi war leen a dundal ñu war a dund foo koy jëlee. ok nu ñuy def ba lekk nu ñuy def ba naan. jërëjëf man question la fi ma bëgg a daaneele rek soo ma ko mayee mooy affaire flyers ñu ngi wax naan chaque jour nit nekk ci mbedd mi ñooñu ay société dañuy liggéey état xam leen seen rôle nekk affaire événementiel. ñuy xëy di joxe ay flyers bu at bi jotee dañuy dem ñu fay seen mais ki joxe flyers. da nga xamante ne yoru société dara ci lan la ko jublu. maa ngi jégalu critiqué wu ma kenn nag damaa posé question boo xaw a jaaxal rek. may jégalu baax a baax. jërëjëf waay. kaddu askan wi ngeen di wéy di àndal ak RFM Aba maa ngi lay nuyu. ala naka nga def. yow foo ne woon waaye yow El Hadj embouteillage yu mën. yow bal embouteillage yoruma El Hadj aw ma avion bàyyi nelaw yi. El Hadj aw ma avion. déglu nga Oustaz Mor Thiam tey ci suba. lu mu wax. ci li wàññi wërsëg. bokk na ci naaj yi jokk. mais nelaw yu bari. noo woowee naaje jug yow ku yow 6h30 nga woowee naaje jug kon di kitee la jug. non dama lay informer rek xam naa dégluwoo yóbbal bés bi dama ne daal jàppal ni bokk na ci liy wàññi wërsëg. naajee jóg 6h30 la jóg nelaw yu bari daal 6h ba alors flyers yi moom la guddi loo ba 4h du matin 3h jeunesse bi loo xalaat ci ñoo laa ngi jàpp rage nguur day bari yërmande benn ñaar man sama priorité mooy sama bopp ak sama waa kër ki mujjee wax léegi li mu wax am na fu ma ci ànd ak moom bu fekkee heure bu ma demee kaas ñu jàpp ma tëj sama liggéey ngi yàqu sama waa kër dañ may namm et puis da ngay yor soxna yor njaboot ak yooyu parfois nga woote nit ñi duñ la wuy si wala dara nga toog seetaan leen ak ñu parce que tamit ñi woote nii ñëpp ku ci nekk am nga xëy ku ci nekk am nga loo jàpp ku ci nekk je pense que ñoom li ñuy kaas nekkatul pour ñoom rek pour réew mi la pour askan wi la mais à chaque fois da ngay déglu les mêmes non rek lañ lay wax ni ñoom la ñu jàpp ñoom la ñu tëj mooy répété donc man je pense que parfois war nañu mën a toog bàyyi askan wi ñu dem ba liñ leen di xoolal ba ñu dem ba xam ne ñoom ok kon ñi doon kaas lii la ñuy kaas après ñu seetaan leen mais tamit âge
nguur war nañoo am tuuti yërmande bàyyi gars yi ñu wax seen soxla bàyyi leen bu dee amul lépp loo xam ne mën na yàq quand même bu ñu saagawul wala ñu yàq wala ñu wax yàq kay du neex a défendre man waaw man nag man vraiment mais ñu bàyyi yëf yi noyyi waaw gars yi liberté gi waaw bañ rek lu ne ñu xor njaay ñu ne nip jàpp bu ñu nee démocratie mooy ku ci nekk war nga mën a wax li war a wax li nga xam ni boo ko waxee kenn du ci gaañu ak yooyu je pense que loolu bokk na ci démocratie mais tamit kii wax tamit moom tamit nay jaar fa mu war a jaar ñaan permission wala ñaan li nga xam moom lañ ko war a may bañ may ko mu génn wax parce que tamit réew mi daal benn bopp la mënuñu koo xar ñaar et que mu rafet quoi charte réew mi waxul bay wax permission de daf ko maye ak yelleef la boo xam ni expression liberté kon soxlawul li ñuy naan dañ koy ñaan préfet wala même dox bi loolu lañ wax dox bi dañ ne da nga koy yëgal xam nga entre ni ñu koy waxee ak nañ koy bindee ak ni ñu koy déggee loolu lépp nag il faut ñu ci waxtaan moo tax ñu naan ay dialogue réew mi depuis 1960 ba tey mënuñoo juboo amul benn consensus bu weesoo teqatalub 92 ga fi woon ba tey muy wax dañ naan depuis 92 nit ñi bëgg ñoo juboo ci lenn ba pare bëgg nag démocratie bi suq mënta ne lii mooy wéy ba keroog yomal xiyaam bu fekkee ni décidé wuñ arrêté waxtaan tëral ay règles yoo xam ni kenn dootu ko ñimee laal comme ni mu américains yi dañoo gën a nekki nit nee naa la fii benn jour ci waxtaan nit da lay gën a tàmb lu baax rek mais mun na laa bañ a gën mën naa laa dàq julli ci du ma la gën a xol dëgg la de waaw mais dama laa gën a tàmb lu baax ñu defar constitution boo xam ni kenn dootul xalaat di ko laal sax bañ ciy débat waaw teg ko ne mu tege leneen noonu bu ko defee verru yi ñu koy wut mais ci lépp ci waxtaan nag la mën a génne ak xam-xam ak wecc konte xalaat mënut a génne ci leneen saa li gën a gaaw ci tas ndaje mooy nga saaga fa koo saaga loolu moom day yàq c'est-à-dire yow fekkal ndaje rek ñaar nag mooy tas ndaje Sénégal saaga ak lekk séddale lekk bàyyi ba nuy waxtaan di discours demal ci takk yi aw ma nga yëkkati beñe yàq nga waxtaan wa nga saaga fu nit yàq nga waxtaan yi parce que fii ñëpp yamul de waaw koo saaga am na ñoom ba leen saaga donc du ñaar donc mbir mi wecc konte xalaat lay doon du ay saaga du doole du yow yaa am monopole de la vérité yow gënoo bëgg réew mi kenn c'est-à-dire bu ko ku ne xalaatee rek yow da nga defe ne ki taxaw fële ca palais ba moo gën a bëgg réew mi abaa mi toog fi wala abaa moo gën a bëgg réew ki ñu jàpp samedi non waxtaan yi du tëddee noonu il faut que ku nekk as tuut ci li nga xam ni moo ngay jéem a jaay ak daraja sa bopp nga dagg ko teg ci wet ga boo ko deful dajee ko ku mel ni yow te li ko wolof di wax ñaari bakkan yu gudd duñu fóonante mukk loolu la. mais ay flyers rek nga yor ay flyers rek di ko joxe est-ce que war nañ ci. non ça dépend ci anam yi ñu ko defee wax dëgg yàlla man moom keroog ci weekend bi la tombeel après la dal ci information jàpp nañ ñoom diw ak diw lu ñu doon def ñoo lañ doon séddale yan anam lañ ko defee appréciation kilifa yi loolu dafa am solo. ñoom it nañu gisee ni. am nañ ca droit ak li nekk ci biir mais noo ko mën a jëlee ak côté boo ko mën a jëlee saa yi nag dafa am loo xam ni budul moom it nuru ko. bañ fi commencé jàpp ay homme politique Khalifa Sall Karim Wade lan la nit ñi wax ay adversaire politique la ñuy na saxal même budul dëgg loolu la joxe comme impression. nit ñi am yow da ngaa moom xalaatu nit ñi ba duñ xalaat lu ñu xalaat. yow mën ngaa téye xalaatu nit ñi ne tey man naa leen yeew seen xalaat fii tey toog leen fii. nit kay ngay yeew fii xalaatam bu ko neexee dem ba Chine ñëwaat. dëgg la nit bu ko neexee mu xalaat lu ko neex. waaye la neex xalaat nga jibal ko ak nga daal di ko wax ci suuf baaral nag mais xalaat moom kenn mënu ko yeew léegi nag pour éviter njort yooyu yëpp am nag mooy li may wax rek nañu fexe di juboo ci l'essentiel mais bu fekkee dañoo bëgg ku ne sa nguur tey noonu nga koy tënkee nam la arrangé buñ ko tinkee sànni ci àll ba keneen ñëw moom it jéem a tënk mais man leen ba keroog yobal xëyaam noonu lay demee Sénégal ay seex rek luy nuroo lu ci ne rek nga mel ni réincarnation lii de daa mel ni dundoon naa ko fi. loolu mooy ñi doon génn di marche je pense que moom nga doon waxtaan ak askan wi mais dafa am beneen fait boo xam tamit actualité la. yamba gi nga xam ni gaañee ngi génn di wax nànk naan nañu ko jaay nañ ko légaliser ba tax ñu xool naka lañ koy utiliser ak yooyu loolu tamit actualité la. waaw nan nu bàyyi ñun faj ñi nga xam ni yamba yóbbu na seen xel yi ba pare ak ñi agressé non je te jure li fi ne ci ay mënuñu wax ni ay dof ak yooyu mais jeunesse bi. boo fajul dof yooyu yow nga bëgg a indi nañ léegi yow da ngaa bëgg réew mi ñëpp dof c'est-à-dire dafa am passif bu fi ne da nga koy régler ba pare. mais est-ce que du. xam nga nombre yi ne ci hôpital ba Fann ak feneen ñuy ne ci wàllu désintoxication ñu leen di faj ndeysaan ñu laxasu ci mbir mi bëgg caa génn xam nga ñi mu dofloo yow gis nga jeunes yi nga xamante ni seen waajur ñoom ñoo doon seen yaakaar
gis nga ñi fi xamante ni dañuy jamaate ko rey nit ñi ndax yàmbaa jooju waaye nga dégg benn réew tubaab fële ci àll ba xamuloo course bi fan la toll moom nit tolloo leen rythme nga ne waaw bon xanaa da ngay course ba gën a bari lay dof mais âge da ngaa xam réew moo ko def fu mu toll est-ce que du làqatu gi ñuy làqatu dem di ko wuti moo tax ñu ci jël ay consommation yu bari est-ce que tey buñ ko légaliser woon ne ku ci nekk war nga ci tux ay grammes yu toll nii ku ci nekk waroo romb par jour lu est-ce que tamit yow yàmbaa ji ak yow mu ngi mel ni ataaya nga ne ma léwal nga yem doo yem troisième boo ci xasee ba akkuroo kenn du la teewati c'est-à-dire cigarette si ñu légaliser sax di bàyyi nit ñi di ko tox nit ñi da ngay gis ko tox 4 paquets par jour bëgguma tooñ ay Babacar ak yooyu li ñuy tox ci paquet par jour nga naan ma ay nañ ko def ay degré ay doof ngay yokk ci réew mi ñu baal ma ci waxi ni mais c'est-à-dire que mbir aussi boo ko waxul duñ comprendre jeunesse bi ñiy jaay yàmba ak drogue yàq nañ suñu jeunesse bi ci ñooñu lañ war a sax gën a wëri dugal ci kaso bi ces vendeurs et trafiquants là yàq askan wi rien que pour ñoom seen alal tabax ay immeuble ay 4x4 bu leen ñee de ñuy rajax yi noonu seen am yëpp ci lu daganul la lalu. kon yow ànduloo ci ñu légaliser ko xool ku ci nekk yan gramme nga war a mën a utiliser par jour yow ànd nga ci wala àndoo ci laay laaj ni fi ñu toll nii. non kooku nag c'est-à-dire aussi comme je dis Seydi Gassama kilifa la intellectuel la on respecte vraiment sa position mais ànduñ ci quoi vraiment ci wax ju gën a gàtt mais li tax nag ànduñ ci li ñuy tiit ñun la ñuy wax après moom dina ñëw argumenté yeneen techniciens yi ak yeneen médecins yi wax ñu ndax loolu moo gën ci réew mi déet et cetera waxtaan la. du tëjuwul. fii li ma la wax moo ci ne sànq ku ne da ngay wax sa xalaat. mais yamba ji ak ravage yi mu def ci réew mii fii nu toll ñun parce que aussi même en matière de développement aussi Aba da ngay xool fa nga yem doo dem tukki rek dem Kenya ñëw xool lu am fee rek nga ni nañ ko indi fii benn ni ñu koy xeeti bus buy daaw rek nga naa ko indi fii da ngay xool nag fa nga toll évaluer xayma ku ne xam nga li nga attan buñ la naroon yan tey ëkku garab Aba doo fa taxaw ndax xam nga ni yow mënoo muusa ko waane ba attan ab ëkk dëgg la dem Europe ñëw naan européens yi ba nuy jóg da ngaa jógoon yaa ngi nelaw da ngay xool rythme ba nga toll ngay temp ndànk-ndànk ci nit ñi mais nit ñi yaa xayti mu laa ne jóg ànd ak kilifa yi gouvernement bi sénégalais lu ñu foog demal réew moo xam da ngaa gis réew moo xam président bay boot nit ñay daw yëf yi bootandoor la ku ne da ngay gàddu nga jël téye brique bi kii téye pelle bi kii téye ni ñu ko waxee di buret bi wala dara waaye ne làcc rek toog lu ñu wax nga def rek buntu kër gi sax nga ne waaye ana ministre environnement du set booy xaar ministre environnement dëgg la de en tout cas daal moom li xew ci réew mi moom saa waay dara xewu fi il faut arrêter de dire way non fii du dem am na wax sànq way code de la presse bi xaw ma non assainissement non du assainir dina assainir bu ñu ko bëggee faut pas que nit ñi pessimiste loo fi yëkkati buñ ne dañuy seetal ñu ne non dëkk bi suba mu tilimaat mais si suba du tilimaat bu fekkee ni y a un suivi jaaral tey allée yi fii pyrotechnique yoonu kër sëñ Cheikh Béthio miinu ma Dakar noonu am naa ci droit man jàmm gën laa gën a miin ak yooyu waaye foofu da ngay kontaan ci ni mel s'il y a un suivi day continuer mel noonu 7-8. lu tax waruñoo 7 ñun. faut pas écouter les gens yu bëgg a décourager nit ñi. réew mi day 7 buñ ko bëggee. am na solo il faut qu'il y ait un suivi ñu continuer. ku ne jàpp ci waaye def ko mbiri politique rek ànduma ak président naa saaga tey ànd naa ak moom ku fi saaga ma saaga la. réewu tappale la. dëgg la de.